ñu ngi commencé di sant yàlla moom mi ñu may tey ba ñu fekke journée bi nga xam ne yàgg nañ ko mbébét ay at ci ginnaaw di commencé intervention bi di nuyu di sant bu baax di sant sunu xalifa Seydina Mouhamadou Makhtar Laye moom mi nga xam ne tey moo fi teewal maamam di Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam bu ñu jógee ci loolu dañuy nuyu waa ahlu bayti rasul yëpp mag ak ndaw di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax waaye nuyoo boobu kat dañ ko jël teg ko ci loxol ki ñu fi teewal ki leen fi teewal tey déplacé wu dëkk ba dëkk doon mag également muy oustaz Makalulaahi ñu xam ko également ci Mahdiyulaahi di ñaan yàlla charge bi mu am tey yàlla na ko ci yàlla may ndam di ñaan yàlla également yàlla defal ko wér-gu-yaram bu sax ba faw yàlla yokk ay xéwalam yokk mën-mënam bu ñu jógee ci loolu Laay Maxtaar dañuy nuyu suñu ay parrains parce que defe naa journée yu toy nii képp ku ko taxawal rek am na ci ginnaaw benn charge financière bi nga xam ne nii bu si nit ñu jàppul rek day xaw a metti waaye ci loolu kat am na ñi nga xam ne dañu see jàppale te njiitu na ci ñooñu suñu parrain muy Maam Libaas Baan ñu koy sant bu baax a baax di ñaan yàlla lii nga fi def ci teranga yàlla na yàlla fulal la ko sa alal lu bëree bëri di sant di ñaanal également beneen parrain bi muy Ousseynou Laye Ka dafa am empêchement moom moo tax ñëw fi tey bu jógee ci loolu dañuy ñaanal également suñu marraine muy cellule AL bu ENSA ñu leen ñaanal bu baax la Maxtaar yàlla na yàlla yokk seen mën-mën yàlla dimbali leen ba la ngeen di wut ci école boobu yàlla may lu weesu lool seen njorta la Maxtaar bu ñu jógee ci loolu dañuy nuyu kat njiital université bi muy le recteur parce que defe naa université benn institution moo fi nekk te bu ne institution am na ay règlement à l'intérieur tey lépp ñoom lu ñu permettre yow mënoo ko def à l'intérieur de l'université moo tax tey journée bi bu amee rek ñoom ñoo ñu ko permettre di leen sant bu baax di leen gërëm ci kaw recteur boobu également ñu ngi nuyuwaale di sant bu baax a baax le directeur du CROUS ak démembrement yi nekk biir université yépp la Maxtaar bu ñu jógee foofu dañuy sant di ñaanal également suñu mbokk murit yeeg tijaan ak ñeseen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ak ñun fii mais ci benn cohabitation bu rafet la Maxtaar bu ñu jógee ci loolu dañuy ñaanal waa AL bu Bambey leen ñaanal bu baax a baax parce que man ci enseigne laa bokk mais ba ñuy waxtaane journée bi defe naa ëpp na sax 3 ans boobu ña fi nekkoon ñu bëri presque génn nañ mais chaque fois gars yi seeni discours li ñu doon nourrir mooy que il faut ñu organiser une journée des générations sont passées mais on n'a pas pu le faire mais tey jii nii la ko yàlla dogal donc ci loolu dañuy sant bu baax les actuels membres de AL bu Bambey parce que ñoom sans leur engagement sans leur volonté du ñu mënoon organiser cette journée là di leen sant bu baax di leen ñaanal yal na yàlla fay leen ko yiw yal na yàlla gën a yéegal seenu martaba si diinay Baay Laay ji bu ñu jógee ci loolu Laay Maxtaar dañuy ñëw si thème bi je pense thème bi mu ngi tourner autour le retour du messager je pense bu ñu nee le retour du messager rek loolu déjà c'est des mots très captivants retour messager n'est-ce pas bu ñu nee retour je pense du ñu retour koo xam ne musul exister donc c'est une personne qui a existé la ñuy naan il retourne mais qui retourne le messager te tey fii bu ñu nee messager xel yépp ci kenn la ñuy dem muy gën gi mi neef di Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam moom noonu tey la inshallah oustaz Mahdiyulaahi di ñu waxtaanal te nag man li ma ci gën a neex mooy format bi mu ko bëgg a defee parce que tubaab dafa naan tey nit ki pour mu maîtriser wala mu comprendre li ngay wax il faut nga boole ko ci mbir mi mooy ce qu'on appelle l'approche participative moom tey loolu la ñu indil tey parce que dafa ni bu paree nit ñi dafay ubbi maanaam micro bi nit ñi jël parole poser question defe naa ku maîtriser wul xamul du def loolu parce que xamul day ñëw rek def son cours def son cours comme ça dem mais moom dafa bëgg bu waxtaanee par nit ñi jël parole wax ko poser que des questions mu leeral leen ci kan mooy le messager dont on parle ici qui est Seydina Limaamu Laay alayhi wa sallam
la Maxtaar ñu ngi la ñaanal yal na yàlla may la ci ndam lu kawe kawe kawe. ñu ngi sant ñëpp waa Thiès fàttewuñu leen ñu leen sant bu baax yal na yàlla yokk seen taxawaay yàlla yokk seen i pas-pas ci fi ngeen nekk te fi ngeen nekk fii la. lii amul lu ko gën maam Libaas ñaanu maam Seyd dafa taxaw mu ne ñi gën ci àddina ñu ngi ci Laayeen defe naa loolu ndam la ndam man lu weesu loolu di leen gën a soññ ci gëm Baay Laay alayhi salaam li Baay Laay digle ñun ñuy di ndaw nañ sa jiitu parce que lu mag ñi wax ne leen diine ndaw ñi la ak ma nga muus kon diine ji ñun la nañ ko téye ak suñ fukk loxoy juróom bépp comportement bi nga xam ni Baay Laay alayhi salaam mu ngi koy promouvoir ñun nen njiit si ña koy doxal defe naa foofu laa yemale kàddu gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen sant di leen gërëm di jiital ci nuyu bi ak ziar bi ak cant ngërëm li sunu xalifa sunu sang Seydina Mouhamadul Makhtar ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. ginnaaw loolu ñu ngi julli itam di sëlmal ci sunu sang ci ñaaru wàccuwaayam ya di Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. ginnaaw loolu ñu ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni si ñu ngi koy yëkkati ci kanamu jëmuy tedd yi jëmuy sell yi da di lu mënta ñàkk rek ñu jox ma ko muy ndigal président Yoro jox ma ko moo tax may yëkkati waaye su doon sama sago damay sàppe fii àndandoo ak yéen ñu ngi jégalu tamit bu baax a baax ci li ñu toog féete leen kaw ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax a baax. di wax ni rek maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu amical cellule mère suñu nee cellule mère moo regroupé cellule yëpp muy AL bu Bambey di AL bu Thiès Saint-Louis Ziguinchor ak localité yi lu si mel ni Malika Yëmbal Cambérène ak Yoff ak yooyu noonu kon kàddu yi ñu fi yëkkati kàddu amical bu mag a mag bi la. remerciement yi ñu jël si waat si rek ndax Seydina daanaka wax na lépp waaye ñu ngi remercier daayira Thiès. gis nañ déplacement bi gis nañ tamit seen taxawaay di remercier aussi daayira kër Thiem Soirée ak daayira kër Mamaram gis nañ aussi seen taxawaay ñu ngi leen remercier bu baax a baax di remercier aussi cellule amicale bi suñ ne cellule yi mooy wax naa ko sànq mooy cellule AL bu Bambey lañ ciy njëkke AL bu ENSA Thiès AL Ziguinchor ak ñoom localité yi Malika Yëmbal ak yëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax waaye di remercier une cellule très particulière wax na ko léegi moom lañ ndayale bis bi muy cellule ENSA suñ ko waxee tudd si seen chef de cellule muy Ousmane rek dina yóbbaale ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier aussi nos parrains muy Libaas Ban ñu ngi lay remercier bu baax a baax gis nañ taxawaay bi ak le professeur Ousseynou Ka di professeur fii si lycée bi nekk aussi Laayeen kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di la remercier bu baax a baax le professeur Makalu Yoro wax na ko léegi mag la mu ngi bàyyi ko ba Dakar ñëw fi boobu ba léegi sàppeek ñun te étudiants yi mosuñu ko woo mu gàntal ñu gis nañ sa disponibilité xam nañ ni wér-gu-yaram bi demeewul noonu mais tout le temps yaa ngi ñuy wan ni ñun étudiants yi lii ñuy def nii yaa ñu ko gën a bëgg kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci loolu bu loolu weesoo ñu ngi féliciter aussi AL Bambey ci li nga xamante ni si nii moom lañ def bu ma nee AL Bambey nag mooy ñi féete fii ak ñi féete Diourbel ñu ngi leen di féliciter ci organisation bi waaye di leen wax ni AL Maire défier na leen pour ngeen def lii une activité annuelle c'est-à-dire que à partir de 2022 bëgg nañ chaque at amical déplacé wu ñëw fii ñu ngi leen ciy défier bu baax a baax ginnaaw loolu aussi ñu ngi wax ni amical cellule mère jàppale na waa AL Bambey ci organisation journée bi lu demee que ni ci côté communication bi ndax affiché yeeg yooyu noonu ngeen doon gis ñu koy partagé si réseaux sociaux yi waa amical cellule mère ñoo ci taxaw jàppale na leen aussi ci li nga xamante ni si mooy recherche de partenaires ak de bonne volonté te yaakaar naa aussi président Yoro Laay moom moo démarché conférencier bi kon amical taxawee na loolu di remercier aussi parrains yi encore une fois waaye di wax aussi les autres cellules à ce que ñu dynamique mel ni kon bu Bambey bi organiser yi guddi ajuma yi neex na lool waaye bu ñu dee organiser ay activités annuelles nga xam ni ça va permettre la rencontre de tous les membres de l'amicale loolu aussi lu am solo la te AL Maire mu ngi leen ciy défier à ce que ngeen def ko. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalq Muhammad ibn Abdullah xaatimi nabiyina wa imaamil mursalin mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal di jàmm sant ak yéen ci sant bi ñu bokk
muy laay Maxtaar nga xam ne njàngale gënul rëy njàngale moomu fi jamono toll ku ne di fëgg dënnam di wax mën a parce que nii laa sant Baay Laay sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ko muy li gën ñu koy doxe di ko wéyee maa ngi leen ciy ziar bu baax a baax yéen waa Ahlu Laay ak ku teew ci jotaay bi di ziar xalifatul muslimin Mouhamadul Maxtaar ibnu Seydina Mandione di ñaan yàlla yokk kàttanam ak notelam ci jaam ñi yàlla yàggal ko fi lool nga xam ni tey moo fi Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam te nangu nañ ko gëm nañu ko di ziar njabootu Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam gi des ci kaw suuf yépp di ñaan yàlla yokk seen personnalité ak seen xam-xam defal leen fatxu ak fasaaxa di ziar xalifatul muslimin ndax du ma jóg di ko wax xalifatul muslimin ndéem dëddu na mais dafa di modèle ci xalifa muy Chérif Abdoullah yàlla na yàlla yokk ay leeram tas ñu ci barkeem di ziar professeur Makalu nga xam ni tey yàlla def na jotaay bi moo ko yilif ci fànn yépp xëy na ci ay at moo ko yilif xëy na ci xam-xam moo ko yilif xëy na bu ñuy wax mu xaddam ku fi teewal Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam tey professeur jox nañ la sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu nag ñi ma fi fekk ñëpp jaarale ko ci président Yoro ndax su ma ko jaaralee ci président Yoro rek wàccee naa ko ci président wu cellule yëpp nga xam ni cellule mère moom mooy ndayu cellule yëpp di ziar waa Bambey ci dalal bi ngeen ñu dalal ak honneur bi ngeen ñu defal nga xam ni sori na lool suñu xol wax dëgg yàlla amoon naa ay ngant yu bëree bëri mais mënuma ko bañ a teewee bu doon beneen parrainage la du ma teew man naa def la ma cay def rek mais du ma ci teew ndax dama bëri ay gànt mais amical daf ñu toll foo xam ne tey ñi koy jéem a téye pour mu nekk lu sax len rek lañ leen desal njukkal mooy suñu teewaay parce que suñu alal du dara ci liñ ciy def mais suñu jëmm yi teew gars yi ni ñii kat ay waa amical lañ ndax li ngeen di def nii su ma sañoon dañ ko yokk ci université yëpp yokk ko ci cellule yëpp ndax tey mbir moo xam ni wax dëgg yàlla bi ñu koy sos moo ñu mag ñu ñëw fekke ko ànd ci ay mag yoo xamante ni dañ lay teg ci yoon te it ñun benn mission rek la ñu am mooy wër ci àdduna bi di wax ni Baay Laay mooy Muhammadu Rasulullah boobu mission rek la ñu am mission boobu nag benn outil la ñu am pour jàllale ko mooy amicale élèves étudiants Layène point amicale bi outil la pour jàllale message yu benn message boo xam ni jamono dañu ko réeree donc ñun ñi nga xamante ni xam nañ luy amical mos nañ ko taxamtiku ko xale yi lañ ko war a xemmemloo pour que relève bi mën a am xale yooyu noonu ëllëg ñoom ñooy sampaat lii fii ak feneen ndax lii dafa war a sax fii tey maa ngi am fierté bokk ak professeur plateau bi ndax bi ñuy njëkk def journée porte ouverte ci salle UCAD 2 loolu kenn rêvé ko woon mu ko doon def bis boobu avant activité bi ñu am lu ñu weccante ci kàddu ci téléphone mais bu ñu ñëwaatee toog fii ma am yaakaar ni lii bu saxee incha allah da ngeen ñu wax ban salle moo fi gën a rëy fa lañ koy defee incha allah rabbi parce que tey damay wax ni lépp lu ñuy séddale ci réew mi di Sénégal Baay Laay ci gën a yey ci lu baax lépp lu ñuy séddale ci réew mii di Sénégal Baay Laay moo ci gën a yey moo tax yàlla terale ko capital bi ak yeneen yàlla terale ko capital bi ak yeneen loolu nag ay taxawaay la ay pas-pas la ay gëm-gëm la sama teewaay nag tey du teewaayu Libaas Bane le parrain mais teewaayu la cellule des anciens ñooy parrain yu jotaay bi moo tax su ma sañoon kàddu yi professeur Madiakhaté Sarr moom moo koy yëkki ndax yàlla def na man bi ma koy remplacer comme secrétaire général dama fekk mu doxal liggéey bu rëy ma ñëw sofu si kon ma leen di wax ni foofu fexe leen ba ki ngeen di remplacer ngeen jubboo ak moom ngeen nekk ay xarit ki nga remplacer du sa ennemi sa xarit la sa soppe la parce que moom mooy def ak yow passation du bis bi ngeen koy def kase déedéet passation luy continuer la parce que dafa am ay pakk yu ci nekk yoo xam ni maîtriser wuloo ko moo la ciy dimbali. maa ngi lay nuyu bu baax EG Madiakhaté bi ñuy fekk journalu amical mu nekk 200 exemplaires ou 500 exemplaires man ak moom ñoo ci liggéey pour def ko 2000 exemplaires journal woote bi
donc su fekkoon dañ am benn animosité suñu diggante du ma ci dimbali man it du ma ci dimbali ko pour ñu mën a def résultat yooyu kon ma leen ciy ñaax di wax ni réew foofu la toll li sonal réew mi nag fi mu nekk nii mooy ku si nekk fa nga nekk moo baax ka ne ci kaw li muy def baaxul bu ma ca tolloo dinaa ko defar bu mu leen dal feebaru jamono la kii sama frère la Mamadou Niang ma ànd ak moom wax dëgg yàlla di ay frère yoo xam ni rusuma di ànd ak ñoom ci sumay dem ci yenn jotaay doyen Ablaye Ba waroon na teew Aliou Ka waroon na teew aussi ak ñeneen mais dañu am benn dëj dem ba suñu benn doom bu gaañu sañu kër ndeysaan Bébérane c'est benn xale bu am solo ku waroon nekk lu am solo ci réew mi yàlla def mu mujjee gaañu di sëtu Seydina Maam Alassane Laye ñu ñaan yàlla mu bokk keppaar ak ay maamam Seydina Maam Alassane ak Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam di leen jaajëfal bu baax mais du ma tëj samay kàddu te nuyu ma benn pionnier bu ma fi fekk nga xam ni wax dëgg yàlla jàmbaar la te wane na ni Baye Laye rek ko ñor sallallahu alayhi wa sallam doyen Sellou maa ngi lay ziar bu baax a baax jotaayu laayeen lu mu ñàkk taaru soo fa demee fekk fa Sellou mu taaral ko ci moyen de communication bu mu am pour wane ni Baye Laye mooy Mouhamadou Rasulullah ñun message boobu rek lañ am bu ñuy jàllale Baye Laye mooy Mouhamadou Rasulullah point leneen lu ci waay wax ak lu ci waay def ñu ngi lay sant di la gërëm mais Baye Laye mooy Mouhamadou Rasulullah te jamono nag fi mu toll mooy ñu amee comportement yi mooy lan du mu yem ci sol gu weex gi rek na nu nekk ay Baye Laye sallallahu alayhi wa sallam mooy doxalinam waxalinam jëfinam ñu jëfe ko suñ ko defee dañuy am ndam may jéggalu ci kàddu yi xaw na gudd mais tey jii li ngeen def waa Bambey da ngeen rendre hommage ancien yëpp mais du Libaas Bane kase anciens yëpp ñu ngi am seen fierté am seen sympathie bu baax a baax ci li ngeen ñu sagalewaat parce que bu leen neexoon ngeen xool ñeneen sagale leen ko mais lii am nañ ci fierté bu rëy ñu ngi leen di jaajëfal di leen massawu di leen ñaax aussi ngeen góorgóorlu ci jamono fi mu toll bu leen kenn woo ci ay caaxaan ngeen koy wuy ji lu leen waay di woo na ngeen ko xool na nekk farata bu far jamono dafa yëngu ñu ngi jëm ci ay élection na ku nekk moytu sa bopp ba pare moytu jamono yi ciy xew su ko defee nga dimbali sa bopp dimbali say wayjur allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërë ngeen jëf